Walf TV mardi 16 avril 2019 mbokk yeeg xarit li ñu ngi leen di dalalaat ci seen émission balance muy jotaay bi ngeen baaxoo di gis mardi bi jot ci waxtu wile bi yoon nag mbokk yi ñu dellusiwaat ci deuxième saison bi ak ay anam yu bees yoo xamante ne ci la ñu dellusee wax dëgg yàlla boobu ba léegi diir bi yàggoon na waaye lépp rek nekkoon ci yeesal ak tamit indiwaat ay coppite ci li nga xamante ni moom mooy seen émission balance di jotaay bi nga xamante ni moom moo leen di xamal lépp lu jëm ci wàllum yoon wàllum justice waaye tam di jotaay bi nga xamante ni moom moo leen di jàngal di leen gindi di leen orienté di leen xamal lépp loo xamante ni àq la ak yelleefu doomu aadama mbokk yi ci deuxième saison balance bi dinañ ci amal lépp loo xamante ni wàllu soxal na wàllu justice ak fànn bu mënti doon moo xam justice pénale la wala civil bi wala commercial ba sax li nga xamante ni moom mooy matière commerciale dina ci am waaye tamit justice militaire duñ ko fàtte benn yoon alors su ko defee kon mbokk yi ci tey jii rek li nga xamante ni moom mooy numéro 0 bi dañuy ñëw rek pour dégtal leen li nga xamante ni moom mooy ñaareelu saison bi ci yan anam lañ ko nar a defalee waaye tamit anam yi nga xamante ne ci la nar a amee ak tamit coppite yi nga xamante ni am na ci ndaxte am na lu bëri ay mbir yu bees yoo xamante ne dinañ ko ci amal am na ay rubrique yoo xamante ni indi nañ ko ngir rek gën a répondre li nga xamante ni moom mooy attente justiciable yi waaye tamit leneen loo xamante ni tamit mën nañ ko jàpp ni dina am ci deuxième saison bi muy particularité bi nga xamante ni daanaka moo ci jiitu ci deuxième saison bi mbokk yi dinañ ci amal ay documentaire ay reportage ay analyse ak tamit ay interview ci ay sujet d'actualité yoo xamante ni dafa soxal askan wi te dinañ ciy ñëw bu baax a baax léegi benn par benn waaye tamit bu ñëwee ba ci ñaareelu pàcc gi dinañ leen xamal mardi bii di ñëw muy yemoo ak 23 avril dossier bi nga xamante ni moom lañ ci nar a waxtaane loolu lépp dinañ ko waxtaane mbokk yi waaye tamit bu ñu ñëwee ba ci deuxième partie bi tam am na gan goo xamante ni moom la ñu dalal tey bu ñu ñëwee ba ca buñ ca yeggee rek dinañu ko wan askan wi ñu waxtaanee loo xamante ni sujet d'actualité la boo xamante ni daanaka dafa soxal askan wi mbokk yi kon du ñu def lu dul daal di ànd ak askan wi ñu dëgtal ñu li nga xamante ni moom mooy seen mbëbët seen tawat ak tamit seen i attente par rapport ak li nga xamante ni moom mooy émission balance li leen gën a soxal ci wàllum justice sujet yi nga xamante ne bëgg nañ ñu koy waxtaane waaye tamit li nga xamante ne moom moo leen gën a intéressé ci seen émission balance kon du ñu def lu dul ànd ak waa régie ñu xool loolee nga xamante ne moom mooy waxtaan bi nga xam ne seqoon nañ ko ak askan wi kenn ku ci nekk mën a exprimer say attente par rapport ak li nga xamante ne moom mooy émission balance sur Walf TV. war a ñoŋal jox ko ay moyens. 10 ans de prison ëpp na ci doomu jàmbur ndax ku xool ne sa doom buñ ko tëjee 10 ans dina metti kon doomu jàmbur lay yëg ca xol ya mooy partout ci xol yëpp lay metti. ñun suñu justice boo xoolee wayul parce que suñu justice indépendant wul ba pare dañu war a changer yenn instruction judiciaire yi. dina doon émission bu pertinente parce que émission bi dinañ si waxtaanee maanaam nombre bu prison war a jël luy biiw kaso ak maanaam détenu lan moo ay droit personnel am ak maanaam yan solution la ñu mun a joxe pour xam nga suñu détenu commencer service suñu nation. yoon bu waree def liggéeyam te defu ko di nga gis ki nga xamante ni waru ko woon a def ko loolu mooy créer souvent justice populaire loolu moo koy créer te loolu baaxu ci dëkk. mais ñaan ci émission balance mooy que ñu jéem a tànn ay sujets yi nga xamante ne dafa ñor askan wi dafa soxal askan wi. li gënoon tax ñu ne la tey kaso c'est pour defar nit la réinsérer jubal nit mais les kaso day yàq. man li nga xamante ni personnellement en tant que chroniqueur judiciaire moom lay xaar des investigations beaucoup plus poussées en matière criminelle. balance dama ñaan ngeen taxawu ci lii dimbali doomu jàmbur yi ci prisonniers yi ngeen def ci lu baax wax ci lu baax ñu wàññi leen seen peine wutal leen néeg yu baax. crime yi nga xamante ne nii peut-être xew nañ au Sénégal ces 10 dernières années yi que vraiment ñu xaar un Pape Ndiaye dem defal ñu des investigations pourquoi pas jëlal ñu famille victime defaat reconstitution des faits de ces crimes là en fait. li ma gën a bëgg ci mooy ngeen insister ci accès à la justice xool ñaata type de procédure moo am tribunal bu ci nekk ngeen faran fàcce ko bu ci nekk ngeen woo ci ay borom xam-xam ci justice. am na ay aspects yi nga xamante ne ci côté justice askan wi xamu ko donc occasion la ci émission bi balance ñu mën a jàngal tamit nit ñi lan mooy seeni wareef. ngeen xeex ci perception de la justice parce que tamit gis naa ne nit ñi dañoo am une perception erronée de la justice boo waxee ne ñu ne justice dafa corrompu doxul. wane au-delà de ses compétences mu won ñu leneen yeneen facettes yu bees tàkk. justice bi daal ngeen gën ci wane li nga xamante ne askan wi daal soxla na ko. 10 ans de prison après loxo yi neen ngay génnee soo génnee boo gëmul yàlla wala am mbokk bu la jàppale da ngay delluwaat ca loolu la dugaloon te sànq gënul weesu loolu. am naa mbégte ñu dalal ma ci émission boobu ñu tuddee balance
xëy na ma jéem a bokk ak yéen tuuti ci li ma xam ci loolu ñu tuddee erreur judiciaire ngir gën ci gindi askan bi ba ñu xam la koy waral ak yan saafara la ci yoon wax. man la Ndeye Marième Sow Diallo maa ngi leen di jox rendez-vous ci seen émission balance ci seen rubrique actualité judiciaire nationale ak internationale. jërëjëf mbokk yi mu nekkoon ay attentes yoo xamante ni justiciable yi wala boog usager de la justice yi exprimé nañ ko par rapport ak li nga xamante ni moom mooy di seen i attente ci deuxième saison bi nga xamante ni moom mooy seen émission balance waraloon kon ñu indi fi ay rubriques yoo xamante ni benn bu ci nekk rek day jël en compte mboolem li nga xamante ni moom mooy mbëbët yi nga xam ni askan wi yëkkati nañ ko. alors ci kaw loolu mbokk yi ci lañ leen di présenter li nga xamante ni moom mooy rubrique yi nga xamante ni moom la ñu indi ci deuxième saison bi nga xamante ni moom moo ci jiitu mooy rubrique actualité judiciaire nationale ak international mboolem li nga xamante ni day xew ci cours et tribunaux yi ki nga xamante ni moom ñu koy defal ñu ciy ànd ak moom mardi bu jot muy Ndeye Marième Sow Diallo teew ci plateau bi duñ def lu dul dalal ko ci plateau balance nuyu ko soxna Ndeye Marième maa ngi lay dalal. Pape Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax di nuyu suñu mbokku téléspectateur balance yi di nuyu ñu ma fekk ci plateau bi suñu sister Fabel ak yow Pape Ndiaye man la Ndeye Marième Sow Diallo di juriste de formation. ñëw nag ci seen émission balance di leen animer li nga xamante ne mooy rubrique actualité judiciaire nationale ak internationale rubrique boobu mbokk téléspectateurs yi bu ngeen ko déggee da di rubrique bu nga xamante ne bii dafa ñëw ngir gindi leen ci lépp lu nga xamante ne bii mooy xew-xew ci wàllum yoon ci suñu biir réew ak ci bitim réew moo xam muy décision de justice bi nga xamante ne bii en première instance la nekk toll ci ñu war a def appel wala boog appel génn na ñu war a dem saisir cour suprême fépp fu tolluwaayu mbir am ci biir réew mi ak ci bitim réew ci loo xamante ne mi ngi jëm ci wàllum yoon ñoo ngi leen ko fas yéenee leeralal toppal leen ko ba ci njeexital bi te fii lay amee ci seen émission balance chaque mardi 21h ma di leen ko dëgtal du ñàkk itam ñu ñëw ak yéen ci yenn notion de droit yi nga xamante ne maanaam ñi nga xamante ne jànguñu wàllum yoon wala même ñi nga xamante ne nag jàng nañ ko waaye am nañ ci yoo xamante ne war nañ leen ko mën a leeralal ñu ñëw ci ak yéen yu ci mel ni ay notion prévenue ay notion de. waaw justement parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne loolu comprendre ñu ko lan mooy différence entre prévenu ak accusé lan mooy différence entre procureur ak avocat général lan mooy déféré lan mooy garde à vue lan mooy mandat de dépôt ñu bëri dañ koy jaawale jàpp ne bu ñu la déféré rek ça veut dire que yaa ngi prison alors que notion yooyu leeragul baax seen notion yooyu yëpp nag bëgg nañ bu ñu ko bu si biir émission bi ñu gën ko leeralal nit ñi ndax boo xoolee ay prévenu ay accusé dañ koy utiliser même suñu mbokk yi sax dañ koy wax mu mel ni ñu koy boole muy doon benn notion alors que ay différence la parce que bu ci nekk dafay wane stade bi ñu toll ci wàllum procédure bi maanaam bu ñu fekkee ne ñi ngi en matière criminelle ñuy wax waxu accusé bu ñu nekkee ci li nga xamante ne mooy contravention délit ñuy wax ci waxu prévenu yooyu yëpp ay acquittement ak ay relax yooyu yëpp bu soobee yàlla dinañ ko acquittement relax yenn saa yi nga dégg retour de parquet tam dañ koy dégg lu bëri te ñu bëri comprendre ñu xamuñ mooy lan effectivement yenn saa yi nga dégg ñu daal di ne maanaam acquitté nañ prévenu kenn du ko acquitté prévenu dañu koy relaxé yooyu yëpp daal dina loo xamante ne dinañ ci ñëw ci seen biir émission bu ngeen bëggee daal kumpa jeex ci yéen ci wàllum doxalinu yoon ci mim réew ak ci bitim réew yi tamit ñu ngi leen di jox daal dig daje mardi bu jot ci seen télévision Walfadjri. Ndeye Marième yaa ngi wax léegi ci wàllum formation bi que juriste de formation nga est-ce que mën nañu xam sa spécialisation ci wàllum justice. waaw man maa ngi def droit privé mais maa ngi spécialisé ci science criminelle. science criminelle laa jàng université Cheikh Anta Diop fa laa génne yàggul récemment loolu mooy sama spécialité waaw master 2 laa fa génne nii waaw kon yow du xam naa ni duñ def lu dul jox la rendez-vous rek mardi bii di ñëw ci sa premier numéro bi nga xamante ni moom nga nar a indil actualité judiciaire waaw ñu leen di jox dig daje yéen ak suñu téléspectateurs yëpp mardi incha allah 21h ci seen émission balance. Ndeye Marième Sow Diallo kon moom mooy animé rubrique justice actualité judiciaire nationale ak internationale beneen rubrique mbokk yi boo xamante ni indi nañ ko ndaxte léegi sax ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ñu sekk ak askan wi yée ngi doon dégg ñenn ñi ne li ñuy gën a xaar mooy
bu benn mbir xewee ñu bañ a yem ci actualité bi ne lii xewoon na fi lee xewoon na fi waaye demaat fi nga xamante ne moom la mbir mi xewee interpellé waat ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi ak parties prenantes yi waaye am na sax ku utiliser terme reconstitution des faits beneen rubrique nag booy ñëw pour jël en charge mboolem préoccupation yooyu nga xam ne justiciable yi soulevé nañ ko muy rubrique enquête bi nga xam ne ki ko yor mooy Sista Fabel yaakaar naa ni doonatul ku ñuy présenté min ngeen ko bu baax a baax sur Walf TV Sista Fabel ñu ngi lay nuyu di la dalal. alors maa ngi lay fay Pape di la sargal di la ndokkeel di nuyu téléspectateur Walf TV la voix des sans voix ñi ngi leen ni jaajëfal bu baax a baax ci confiance bi nga xamante ne am ngeen ko ci Walf TV alors Pape li Olof Ndiaye wax ne ku yokku cere di nga dolli ñeex yow yaa leen xaar loolu yàgg ba tax na xam naa ni sénégalais yëpp a ngi xaar balance ci yeneen i facette ba tax na man tey laay gëj a sol talon fu mu toll nii samay talon tey laa ko teg laa koy gëj a sol ay basket yu bees tàq laa jënd fas yéene dugg ci biir askan doon reporter carrément comme ni fas yéene répondre à attentes yi nga xamante ne moom la téléspectateurs yi di laaj te ñu gis ko léegi nii alors dinañ dem ci seen rubrique enquête nag comme li ñuy wax taux de crime bi ci Sénégal ku ne xam na ni bari na ba jéggi na dayoo alors te bu xasee ba am rek li ñuy wax moom mooy dañuy topp actualité buñ ci demee ba ci tuuti dootoo dégg ci ku ci wax alors ñun foofu la ñuy dem fas yéene retracer fait yi dugg ci askan bi kenn ku ci nekk dinañ ko gis léegi ci su ndax am na benn reportage buñ ci jël donc dinañ ci xool tuuti extrait boo xamante ne ci loolu enquête boobu lay wax bu la neexee ñu dem jëli xooli élément bi ñëwaat. waaw yaakaar mooy maanaam li nga préparé askan wi ngir def ko sa premier numéro mardi bii. premier numéro incha allah dafa am tuuti loo ñu ciy ñamal kon mën nañu ànd ak régie ñu fusionné élément bi laata ñuy dellusiwaat ci plateau bi. dibéer ci ngoon nekk bés bu tiis ci soxna si bés biile si la ñàkk ñaari doomam yu góor. fii la ñu reere ñu reer ba pare am ku fëgg sama bunt ndax man booba ma ci nelaw laa tiite bi muy fëgg mu ne mu dina woon naa la góor laa def naa ko li ma koy def mu yor ni paaka bi xaw ma paaka la xaw ma tournevis la ma gis naa ko daal mi ko yore waaye ràññewut fii rek ma dégg xale yu yuuxoo waaye Nazir dem na waaye. ba Bouba Sakho defee lii ba léegi ñu ne ko ràpp ca kaso ba ñaar ñi ñàkk ci seen bakkan waaye leen métti mooy ne daal dégluwuñu benn yoon la nga xamante ni moom mooy seen version. Sista Fabel yaakaar naa ne loolu mooy élément bi nga xam ne indil nga ñu daanaka ñamal nga ñu ci tuuti rek. jotaay bii di ñëw nga koy yeggali. incha allah moom mooy extrait bi nga ciy jël tuuti rek daal di koy wan askan wi dinañ ko yeggali mardi prochain mu ne war a nekk suñu premier numéro ku ne fàttaliku na maire bi nga xamante ne mooy maire Diallo nekk foofu ca cité millionnaire amoon bis boo xamante ne defe naa ne dootu ko fàtte ba mukk sa ñaari doom yu góor génn ci àdduna ci benn bis ñu jam leen ci mbirum agression mu nekkoon lu doy waar xam naa ni loolu dinañ ko topp mardi prochain nii rek lay demee yii ak yeneen i fee yoo xamante ne am na yoo xamante ne agression la yu jur ay meurtre yu jur crime yoo xamante ne benn bu ci nekk dinañ ko topp ba xam ndax 10 ans après wala 5 ans après fan la mbir yi mujjee waaw loolu yëpp incha allah dinañ leen ko toppal ci seen rubrique enquête ci seen biir émission balance lay doon. waaw kon daal ñu jàpp ni fépp fu crime am rek jàpp leen ni Sista Fabel dina fa ñëw wàcc si defal leen enquête moo xam fii biir réew mi la wala bitim réew. lépp lu impliqué sénégalais rek dina leen fa fekk si def ak ñoom fii. woo aussi parce que suñu numéro service commercial dina jàll à barre de l'écran mën nañu woo à tout moment képp ku nga xamante ne mës nga am problème bu mel nii te ñu fàtte ko wala yoon topp ko wala mu am mbir yu ci lalu. wala mu am impunité ki ko def ñëpp gis ko yoon tegu ko loxo mën nañoo woo ñu daal di ñu nit topp mbir yi ba xool fu wànnante di mujjee ak gëtëm comme ni ko Olof di waxee. fu wànnante di mujjee ak gëtëm kon Sista Fabel xam naa kon du ñu def lu dul jox la rendez-vous yow tamit mardi bii di ñëw ci sa premier numéro enquête ci biir émission balance. merci beaucoup Pape di jox rendez-vous mbokku téléspectateurs yëpp yi nga xamante ni ñoom ñooy suivre émission balance àdduna wërngël képp di leen jox rendez-vous mardi ci seen émission balance comme ni ñu ko waxee ci seen biir rubrique enquête lay doon merci beaucoup. cant ak ngërëm ñeel na ko moom Sista Fabel mi nga xam ni moom moo yor rubrique enquête mbokk yi mu nekk rek ci li nga xamante ne comme ni ma leen ko waxee woon ci tàmbali ba rek ñaari rubrique ngoog yoo xamante ne yu bees la yoo xam ne dañ ko indi ci émission bi benn bu ci nekk rek di jël li nga xamante ne moom mooy préoccupation ñi nga xamante ne ñoom ñooy justiciable yi par rapport ak seen i attente par rapport ak seen i mbëbët par rapport ak également li nga xamante ne moom mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci Walfadjri la voix des sans voix moom la ñuy xaar également ci biir émission bi nga xamante ne moom mooy balance di jotaay bi nga xam ne fa la ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum yoon actualité judiciaire ñu ko ciy waxtaane waaye
waaye tamit aspect pédagogique bi mbokk yi dinañ ci insister bu baax a baax ci deuxième saison bi maanaam jàngal mbokk yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ñu xam seen àq ak seen yelleef ni ko Sista Fabel waxee léegi également mbir mi du yem rek fii nga xamante ni moom mooy ci biir réew mi lépp loo xamante ni impliqué na sénégalais moo xam fii ci biir réew mi la xewee wala bitim réew seen émission balance dina fa dem fekki leen foofu ngir maanaam ñu mën a waxtaane bu baax a baax loolee nga xamante ni jëm na ci aspect mbokk yi maa ngi leen doon wax léegi ne diir bi ñu toogoon yëpp dañu nekkoon di toggaat émission balance di xool ay yeesal yi nga xamante ni moom lañ ci waroon indi loolu mu waraloon kon ay documentaire ak ay reportage yu bëree bëri yoo xamante ne boobu ba léegi ñu ngi ci nekkoon di ko def yu bëree bëri def nañ ko ci mu bokk ci rek ay sujet d'actualité yoo xamante ne dafa xew ci jamono longue détention saa su nekk ñu ngi koy dégg victime d'erreur judiciaire ñu ngi koy dégg bu baax a baax problème mu foncier muy jafe-jafe yi nga xam day am ci wàllum suuf dañ koy dégg lu bare mu intéressé sénégalais yu bëri waaye bu weesoo wàllu googee tamit li nga xamante ni moom mooy social bi tamit soxal na leen bu baax a baax lu jëm ci wàllum droit de travail ñu bëree sàkku nañu ñu def ci ay waxtaan contrat de travail naka la ko yoon dikkee lu jëm ci wàllum licenciement yooyu yëpp naka la ko yoon organisé kon du ñàkk tamit mbokk yi dinañ ko boole bu baax a baax bàyyi ko xel ci li nga xamante ni moom mooy deuxième saison bi troisième rubrique boo xamante ni indil nañ leen ko mbokk yi muy rubrique bi nga xam ne moom mooy taxawu xale yi di waxal xale yi di maanaam dox ak jëf ci lépp loo xamante ne intérêt xale yi la ki nga xamante ni moo koy def mbokk yi teew na ci plateau bi muy soxna Agnès Sarr Agnès ñu ngi lay nuyu di la dalal. Pape Ndiaye di nuyu Ndeye Marie bi mu bokkal plateau mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen nuyu bu baax a baax yéen ñi safoo di seetaan Walfadjri la voix des sans voix man maa ngi tudd Agnès Dibor Sarr maa leen fas yéene présenté rubrique univers enfant boo ko déggee maanaam lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllum xale émission balance on peut dire que Pape Ndiaye les enfants ne seront pas en reste parce que dinañ ci am seen wàll bu mat univers enfant boo ko déggee mooy lépp loo xam ne dafay laal xale dinañ ci def ay reportage def ci ay micro-trottoir def ci ay interview avec des personnes qui sont vraiment des personnes ressources spécialisées en la domaine dinañ dem ci ay pouponnières topp xale yi fépp fu xale nekk daal univers enfant dina fa dem fas yéene bañ a bàyyi xale yi daal ñu am seen place carrément ci émission balance comme par exemple boo jëlee xale sànni ko lan la ci droit wax lan la ci justice wax xale bu ñu ko violé ndax dina am suivi dina am poursuite lan la ci justice wax tout ça ce sera dans la rubrique univers enfant. waaw kon yow daal yow moom bés ni ki tey moom tuddee naa l'avocat des enfants. waaw pourquoi pas parce que di nga d'accord ci tur boobu ma jox ko pourquoi pas parce que d'habitude on appelle la petite sœur des enfants donc je serai là pour les enfants l'ambassadrice l'avocate des enfants. voilà l'avocate des enfants kon mi ngi noonu mbokk yi rubrique boobu également moom mooy taxaw lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum xale comme ni nga ko waxee léegi pouponnière yi xam naa dina intéressé ñu bëri ndaxte am na ci ñoo xamante ni dañuy bëgg adopté te xamuñu ban procédure judiciaire la ñu jaar ban yoon la ñu war a mën a jaar pour adopter li nga xam ne moom mooy xale loolu xam naa dina intéressé ñu bëree bëri. tout à fait Pape Ndiaye parce que d'habitude boo bëggee adopté on croit que c'est purement nasaraan que dëkk Europe rek la ñu mën a adopté te alors que c'est bien possible ici au Sénégal les procédures comment ça se passe les formalités à remplir tout ça va se savoir dans la rubrique enfant univers enfant dara du leen ci kumpa en tout cas parce que dina ci am tamit partie boo xamante ne ni xale yi nan la ñuy dem ba egg ci pouponnière yi soit dañ leen di sànni soit parent bi daf koy jur amul possibilité pour entretenir ko mu yóbbu ko ci pouponnière pour ñu téyel ko parce que xolam may ko pour mu sànni xale bi tout lépp di ngeen ko xam dara du leen ci ump lépp lu nga xam ne bëgg ngeen ko xam ci xale lépp loo xamante ne xale da koy def droit devoir tout ça va se savoir. waaw jërëjëf kon xam naa duñ def lu dul jox la dig daj rek mardi bii di ñëw ci sa premier numéro rubrique univers des enfants. tout à fait Pape Ndiaye je vous donne rendez-vous mardi prochain à 21h pour la premier numéro rubrique enfant et si tu me le permets avant de partir pour les gens des entreprises qui œuvrent pour l'enfant ou des personnes qui sont vraiment ambitionnées pour les enfants n'hésitez surtout pas à venir nous accompagner sur cette rubrique pour être des partenaires parce que votre générosité donnera vraiment le sourire aux enfants et venez soutenir notre action. Je vous donne tout simplement rendez-vous mardi prochain pour notre premier numéro de la rubrique univers enfant. Agnès Sarr l'avocate des enfants Agnès Sarr de moom Sarr séeréer la moom. séeréer fan la séeréer Sine Safen wala fan. séeréer Sine Palmarin. est-ce que dégg nga séeréer. bañ a dégg laggal tuuti yi dégg. fogale séeréer ma xëy sim naa nu foog coodaa nu rendez-vous mardi prochain 21h na émission nu balance spécialement rubrique univers enfant. waaw yéen ñaa ñëw ku ci buuru moromam dafa mel ni pël beeg séeréer bi ñu jàkkaarloo. non maay buur. déedéet bul nag loolu. non man maay buuram loolu duñ ci débat fii nii. kon yéen ñaa ñëpp laay jox rendez-vous mardi bii di ñëw ci seen premier numéro
balance pour que ñu tàmbali liggéey bi. Inch'Allah. jërëjëf mbokk yi kon loolu mooy li nga xamante ni moom mooy rubrique yu bees yi nga xamante ni indil nañ leen ko maa ngi leen ko doon wax mbokk yi ci tàmbali bi. alors li nga xamante ni moom mooy diir bi ñu toogoon yëpp te gisu leen ñu woon ñu doon toggaat émission yi am na ci liggéey bu am solo boo xamante ni moom lañ ci ko doon def ànd ceek bànqaas yu uute yi nga xam ni ñoo nekk fii ci biir groupe Walfadjri kon mbokk yi duñ def lu dul dëgtal leen ko benn par benn rek ñu baaxee leen ko ñamal leen ci tuuti ngeen xool li nga xamante ni moom mooy reportage documentaire yi nga xamante ni nekkoon nañ di ko def am na ci boo xamante ni dañ ko jagleel lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum erreur judiciaire maanaam ñi nga xamante ni dañ leen di téye leen téye bu yàgg soog leen atte ba pare tamit mu am njumte ci atte bi nga xamante ni tegoon nañ ko seen kaw loolee tamit def nañ ci liggéey lu jëm ci wàllum longue détention mbokk yi nga xamante ni magistrat yi ñu ngi ciy amal ndaje bu yaatu dinañ ko waxtaane longue détention yooyu nga xam ne le nouveau ministre de la justice mi maître Malick Sall ginnaaw bañ koo falee bees jox ko département ministériel boobee li mu njëkk a wax mooy dina xeex lépp lu jëm ci longue détention nag mbokk yi yaakaar naa ni moom mooy ñi nga xam ne dañ leen di téye bu yàgg ñu atte leen setal leen ne leen defoo dara am ndàmpaay boo xamante ni mbokk yi dañu leen ko war a jox am na ci ñoo xamante ni nag ay victimes de longue détention lañ ñu yàgg dégg seen tur ñu siiw lool ci wàllum justice waaye musuñu leen gis musuñu xam fu ñu nekk ku nga xamante ni moom mooy ki nga xam ne moom mooy Njuuma Ngom séeréer yaakaar naa ni yaay gën nañ koo dégg bu baax a baax Sénégal fii kenn mënu fi wax wàllum longue détention sa xel demul ci Njuuma Ngom nga xam ne def na au total 22 ans de détention provisoire ñu daal di koy atte setal ko ne ko defoo dara bañ koy atte nag ñu ngi bokkoon ci groupe bu ñoom Alex ak Ino bi nga xam ne jugé woon nañ leen fële nga xam ne moom mooy tribunal bu Ndakaaru boobu tribunal sax ma nga woon bloc des Madeleines sous la présidence du juge Malick Sow c'était en 2008 Njuuma Ngom séeréer boobu noonu ñu jàpp ko ñaari yoon première arrestation bi mu def 9 ans deuxième arrestation bi mu def 12 ans yu manqué ay weer moom tamit dem nañu ba fekki ko fa nga xamante ne foofu lañ ko fekk muy fu sore dem nañ ba fekk ko foofu sëkk ak moom waxtaan mu xamal ñu également loolee nga xamante ni daloon na ko naka la ko dundee duñ def lu dul ànd ak régie suivre quelques extraits ci ki nga xam ne moom mooy Njuuma Ngom ñu gën ko xam ci Boy Séeréer. ñu fekk ma garaayo ñu ne yow fi nga nekk ma ne ko waaw looy def fi ma ne ko sama mbokk rek ba ne damay naan mu ne yow lan doon seet yëkkati sa loxo ci kaw boo def doo dañ lay door ay bal man di doorantuma bal lan laa def ñu ne boo xamee bu nga xam li nga def da nga dem police waa di nga xam li nga def lii moom ma jëlee ko yóbbu ma Rebeuss laa def 12 ans manque 3 mois bougé wu mu benn mètre dem naa ba découragé ba ne man mi sax feebar naa ba feebar boo xam sa waay ku ma waxoon dinaa jóg sax foofu ci biir duma ko gëm ñi ma booleel yëpp ñu ndax xam nga leen ku ci nekk avocat bi tax mu ne ndax xam nga kii ma ne ko dóora ñu laaj kooku ndax xam nga kii mu ne déedéet boo yëpp mot ñu ne waaw kon kii lan moo ko war a indi ci dossier bi procureur mën a xanaa erreur judiciaire parce que ñii ñëpp amul kenn ku taxaw xam ko te dossier baa ngi maa ngi ko tiim bu ma amee wisi sax 3 jours yow du ma nelaw ku ñëw wax ma loo xam ne bu ma newoon ci biti loolu du am ba mënuma ci dara loolu moom daan jooy loolu ba sama yaay mënuma ci dara attane ba ñu am 2 ans kenn ñëmu ma ko wax am na ñoo xam ne ba leen jóge mu ne xanaa du kii police bu ne ko xam ne su ne kii li kaso la jóge bu yàggul xam nga loolu daal daf lay miti amatuma dara amoon na ay kër amoon na ñetti kër yu mu bàyyi fi xam may lépp laa fekk ñu jaay ko moo ko sa te ko jaay mu ko yóbbu kaso day tëj kaso waaye mën na ma fay ba nga génnee ci kaso ba léegi ndax delluwaat nga fa déedéet xalaatuma ko sax dégg naa boo déggee waxum kaso sax wala nga séen ko rek da ngay daw boo ma wax waxam kaso sax mën naa abal ma fii moom kat ci moom laa bëggul wax nga wax ma ko laa ndekkee ni cere rek laa bëgg ku la wax loolu gardé ma ko wax nee nañ ma cere rek nga doon lekk foofu Rebeuss moom nga leen doon sonale cere rek laa bëgg Njuuma Ngom séeréer kooku victime de longue détention la waaye tamit victime d'erreur judiciaire la te yemuñu woon ci moom am na ñeneen ak ñeneen yoo xamante ne ñu jël nañ leen ñenn ñi ay soxna lañ ñenn ñi ay góor yàlla lañ jël nañ ci góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem ñi nga xamante ne loolee daloon na seen kaw du ñàkk ci jotaay yi di ñëw dinañ leen ko dégtal bu baax a baax ci seen numéro alors yemuñu rek ci jël ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dund doon ay victime waaye tamit dem nañ ci ñi nga xamante ni ñoom la seen xel màcc ci wàllub yoon ñu laaj leen lan mooy li nga xamante ni moom la yoon indi ngir maanaam saafara jële fi loole waaye tamit li nga xamante ni moom moo koy. erreur judiciaire soo ko déggee mooy njumte bu am ci àtte boo xam ni xëy na dafa tax ñu daal di daan nit ci tuuma bu ñu ko tegaloon mais nag soo déggee ñu ni erreur judiciaire maanaam njumte di àtte dafa fekk ni bés bu ñuy xam ni njumte la ci yoon lay jaar ba yoonal feeñal ko. ñu wax ne erreur judiciaire am na tant que amul beneen décision
boo xam ne bii jël nañ ko buy ñëw contredire décision bi nga xam bi moom la ñu njëkkoon jël boo xam ne moo ko condamné de manière définitive il faut toujours beneen décision boo xam bi moom mooy ñëw en fait contredire que ni effectivement loolu nga xam ne bii moom lañ lay. xam nga soo déggee ñu ni erreur judiciaire la loolu moom moo ubbi beneen yoon bu ñuy naan révision maanaam suñu demee ba xool ne àtte bi ñu àtte woon daan ci nit dafa nekk àtte boo xam ni méngoowul ak yoon xëy na am na ay mbir yoo xam ni suñu feeñoon maanaam doon na mën a maye ñu setal nit ki te setaluñ ko si kaw nañu jàppee mbir ya na mu tëddee nañ ko àttee ba sukkandu ci ko ba daan ci bu boobaa nag su fekkente mbir yu mel noonu feeñ na dañoo war a defaat li ñuy naan procédure de révision. erreur judiciaire mooy erreur boo xam ne àttekaay si seen appréciation culpabilité ki ñuy topp dañ si matière de viol su amul test ADN ndax mënul jur erreur judiciaire ma ne la cas de figure bu intéressant la parce que boo xoolee Sénégal structure bi fi habilité pour def loolu ba mu fi installé wu yàggul. maanaam ubbiwaat àtte bi àttewaat ko bu boobaa nag nañ ko mën a setal donc erreur judiciaire soo ko jàppee ci yoon rek lay tegu loolu nag dafa am leneen loo xam ni xëy na ñu bëri dañuy naan erreur judiciaire la mais loolu kenn du ko tuddee erreur judiciaire mooy maanaam fonctionnement défectueux du service public de la justice dina tax ñu téye ci yoon ay nit ay at ba àtte ko soo koo setal. mais dignité ak honneur nit dafa nekk affaire bu grave ba nga xam ne bii muy si ki nga xam ne kii moom mooy dem di dénoncer ki nga xam ne kii moom mooy dem di témoigner ki nga xam ne kii moom mooy dem di nekk policier bi di def enquête lépp ba ci juge bi juge d'instruction képp ku si nekk yow li nga xam ni moom la yoon jox soo koy def na nga ko def en âme et conscience xam ne yàlla mi ngi lay surveiller. naam sax suñu enquêteurs yi ay jàmbaar la parce que tamit il faut ñu reconnaître ko ay professionnels lañ policiers yeeg gendarme yi mais quand même expérience tey jii moo ñu permettre ñu mën a wax ne des fois dafay am tuuti nag légèreté waaw waxuma ko pour sànni xeer mais comme ni ma ko waxee expérience ma permettre ma koy wax des fois dafay am légèreté. loolu kenn du ne erreur judiciaire la loolu mooy fonctionnement défectueux ndaxte nit koo xam ne dañ la topp ci wàllu yoon da nga am ay àq ak yelleef si àq ak yelleef yooyu am na ci benn boo xam ni mooy maanaam sa mbir dañ ko war a baral maanaam nit soo ko téyee demul dikkul da nga war a àddu ci mbiram yu gaaw su fekkente toog nga ay at yu bëri nag nga soog see àddu loolu rek moo xam def na moo xam deful loolu rek jalgati nga ay àqam ak yelleefam amaana nag su fekkente ni dañ laa téye diir bu gudd ba pare bàyyi la loolu yoon dafa ni sax kenn waru laa bàyyi rek mais dañ la war a dàmp lañ la yàqal. maître Demba Ciré Bathily maître Ousseynou Ngom ak professeur Iba Barry Camara ñoom la ñu àndaloon ci extrait boobee nga xamante ne joxe nañ seen xalaat ci li nga xamante moom mooy définition cause conséquence ak solution lépp loo xam ne jëm na ci wàllum erreur judiciaire longue détention ak yu ni mel mbokk yi longue détention wala erreur judiciaire fu ñu ko waxee rek xel yi day dem ci ndàmpaay bi nga xamante ne moom la ñuy war a jox képp koo xamante ne maanaam loolee dal na la ndaxte am na fi commission boo xamante ne yoon taxawal na ko muy la commission juridictionnelle chargée d'indemniser les personnes bénéficiaires de décisions de non-lieu de relax ou d'acquittement à l'issue de leur jugement muy kuréel gi nga xamante ne moom lañ fi samp mu war a jox ndàmpaay képp koo xamante ne yoon téye na la téye bu yàgg daal di lay atte daal di lay setal ñu demoon séq waxtaan ak magistrat bi nga xamante ne moom moo jiite wàllu googee séq ak moom ay laaj mu xamal ñu ci ñan anam la ñu mën a joxee nit ndàmpaay gi ci ñaata la war a toll ñaata ban délai mooy délai bi nga xam ne nit ki am na ko pour ñëw saisir commission bi waaye tamit commission bi bu yoree dossier naka la ko saytoo ak dossiers yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyee ci naka la tollee doole demoon nañu ba Cour suprême daal di waxtaan ak le magistrat Matar Diop bi nga xam ni moom mooy président de la commission juridictionnelle chargée d'indemniser les personnes bénéficiaires d'une décision de non-lieu de relax ou d'acquittement ñu déglu ko ci extrait. La personne a 6 mois après le prononcé de la décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement, 6 mois pour saisir la commission directement, en personne ou par le canal d'un avocat. C'est son choix. La constitution d'un avocat n'est pas obligatoire, donc il peut saisir directement la commission. Et pour les personnes qui suivent l'émission et qui voudraient être indemnisées, quelles sont les démarches à suivre ou bien la procédure à suivre pour
bénéficier de l'indemnisation? Comme je dis, dans les 6 mois qui suivent le prononcé de cette décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement, la personne fait diligence pour saisir la commission. Il saisit simplement le premier président de la Cour suprême. S'il ne connaît pas l'existence du président de la commission, il saisit directement la Cour suprême par le canal de son président et demande à être indemnisé par rapport à la décision, par rapport au préjudice que lui a causé cette détention. Et à ce propos, il faut préciser qu'il doit apporter la preuve qu'il a subi un préjudice, comme on dit, manifestement anormal et particulièrement grave. Donc, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il a subi un tel préjudice. Ils ont d'autres recours. Ils ont un recours devant les juridictions civiles pour obtenir une réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'une détention qu'ils jugent arbitraire, anormale, excessive ou grave. Ils ont d'autres recours. Le texte est clair, comme je vous ai dit. D'accord. Sauf préjudice, d'autres voies de recours. C'est une voie parallèle d'indemnisation. C'est une voie parallèle. Mais on peut aller ailleurs pour obtenir. Je me suis laissé dire qu'il y a tout récemment un cas où quelqu'un est allé devant la juridiction civile et il a obtenu réparation de son préjudice. Je crois qu'on a indemnisé pour 3 ou 4 millions, je crois. Par personne? À une personne, oui. Je crois qu'on a indemnisé 3 ou 4 millions à une personne, je crois. Monsieur le Président, est-ce que la commission est très bien connue des Sénégalais? La vulgarisation, est-ce qu'elle est de mise? Je n'en ai pas l'impression parce que souvent des gens me demandent est-ce qu'on peut réparer un préjudice après avoir été détenu aussi longuement et ensuite être relaxé, être libéré, être acquitté et mettre cette détention au compte pertes et profits. Bon, c'est parce que beaucoup de justiciables, je n'ose pas dire les avocats, mais beaucoup de justiciables ne savent pas qu'ils ont des recours quand ils ont fait l'objet d'une détention relativement longue et qu'ils ont bénéficié par la suite d'un non-lieu ou bien d'un acquittement ou d'une relaxe et qu'ils estiment avoir subi un préjudice du fait de cette détention. Ça leur a causé une perte de revenus, ça a peut-être bouleversé leur programme, leur projet, ou ils ont même eu à perdre leur emploi. Ils ont des recours pour aller demander devant les juridictions civiles la réparation de ce préjudice qui leur a été causé par cette détention. Merci beaucoup du côté de la régie mbokk xarit yi kookee ngeen doon déglu comme ni ñu leen ko waxee woon mooy le magistrat Matar Diop bi nga xam ne moom mooy président commission bi nga xam ne moom moo war a jox ndàmpaay képp koo xamante ni yoon téye na la téye bu yàgg ñu atte la daal di lay setal du ñàkk ci jotaay yi di ñëw dinañu jàllale waxtaan bi nga xam ne sekkoon nañ ko ak moom ci nasaraan waaye dinañ leen ko tekkil ci olof ba ngeen mën a xam bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy lam fa wax maa ngi leen ko doon wax ci tàmbali ba mbokk yi tey jii nii daanaka numéro 0 la rek boo xam ni dañu ñëw rek pour wax leen maanaam émission bi dellu siwaat na wax leen tam ci anam yi nga xamante ni noonu lañ ko naraan amalaate kon mardi bii di ñëw mu yemoo ak 23 avril 2019 moom moo nar a doon premier numéro balance bi nga xam ne dossier bi ñu ciy waxtaanee ndaxte umpalewu leen ne bés boobee moom mooy yenoog tribunal bu Mbour di atte dossier Madinatu Salaam muy double meurtre Bara Sow ak Ababacar Diagne bi nga xam ne faatoon nañ leen fi en 2012 dossier bi yegg si ci wàllub yoon ñu war leen a atte kon bés boobee ci la ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na ci affaire Madinatu Salaam retracer les différentes péripéties yi nga xamante ni dossier bi tracé na jàll na ko waaye tamit demoon nañ ba fële nga xam ne moom mooy maison d'arrêt et de correction bu Mbour maanaam prison bu Thiès bi nga xam ne foofee la ñu tëjoon ña nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci war a atte xool ci yan anam lañ fa nekkee ak tamit ci yan condition lañ fa nekkee ci mardi boobee mbokk yi buñ koy waxtaanee dinañ dalal ci plateau bi suñu correspondant di Thierno Daf le journaliste Thierno Daf nekkal ñu fële ci Mbour moom moomee nga xamante ne souverain na dossier bi du début à la fin du ñàkk léegi rek dinañ koo jël au téléphone mu xamal ñu préparation procès bi ñoom naka lañ ci nekkee ak tamit li nga xamante ne moom mooy liggéey bi nga xamante ne moom mi ngi koy def nar ñu ko indil fii nga xamante ne moom la ñu nar a waxtaanee ak moom kon du côté de la régie ñu bu dee Thierno Daf yemb na rek ñu mën koo jël
mu wax ñu anam yi nga xamante ne moom la nar a indee ci émission bi war na dem ba fële nga xam ne moom mooy Madinatu Salaam defal ñu fa ab reportage ñu xam dëkk boobee nga xamante ni crime bi foofu la amoon dëkk boobee mooy ban dëkk fan la nekk ci biir Mbour ak tamit ci yan anam lañ ko sosee kan lañ ko sosoon taarixu dëkk boobu maanaam muy li nga xam ne moom mooy historique bi moom Thierno Daaf dinañu ko defal waaye tamit dina teew fii ci plateau bi retracer ñu lépp loo xamante ni xewoon na ci début ba ci enquête préliminaire ba ci jugement yi maanaam les différentes phases de la procédure pénale bi nga xam ne dossier bi traversé na ko enquête préliminaire bi nga xam ne amoon na ci Mbour ak instruction bi nga xamante ne daanaka duré na lu ëpp juróom-benni at waaye tamit li nga xamante ni moom mooy atte bi jugement bi nga xamante ne war na am fële ca tribunal de grande instance bu Mbour kon bu dee Thierno Daaf mi ngi ci ligne bi rek ñu daal di koy dalal allo Thierno Daaf waaw kon Thierno Daaf mi ngi ci ligne bi moom la ñuy muy suñu correspondant bi nekk fële ca Mbour nga xamante ne dañ ko war a dalal ci plateau bi mardi bii di ñëw 23 avril nga xam ne ci lañ nar a waxtaanee dossier Madinatu Salaam muy faat bi nga xamante ne faatoon nañ ko Bara Sow ak Ababacar Diagne en 2012 boobu ba léegi nag mbokk yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy cantaakun yi ñu ciy topp ñu tëjoon leen fële nga xam ne moom mooy maison d'arrêt et de correction bu Thiès fan at yi yëpp ñi ngi doon sàkku seenub atte kon Thierno Daaf ñu ngi lay nuyu Thierno waaw Pape maa ngi lay fay bu baax. Thierno Daaf ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Pape Ndiaye. dafa mel ni déggoo bi xawut a neex tuuti kon du côté de la régie rek ñu ngi activité wu pour indiluwaatal ñu Thierno Daaf ñu mën koo interroger mu wax ñu préparatif. ci ligne bi rek ñu ngi lay dalal ci émission balance. waa kay Pape jërëjëf di nuyu ñëpp ñi nekk. Thierno Daaf di nuyu waaw Pape Ndiaye. xam naa kon du ñàkk dinañ ci dellusiwaat léegi ci moom laata ñuy jeexal émission bi kon li ñu mën a def rek mooy ànd ak waa régie dem seetaani reportage bi nga xam ne defoon nañ ko fële ca Mbour xool cantaakon yi nga xamante ni moom la ñu waroon atte ci yan anam yan condition la ñu nekkee foofu noonu ak naka la ñu dundee li nga xamante ni moom mooy seen séjour carcéral bu yàgg boobu nga xam ne daanaka lu ëpp juróom-benn atte nañu leen ko ci loxoy yoon te atte wuñu leen kon ñu ànd ak régie dem seetaan reportage bi ñëwaat laata Thierno Daaf di ñu fekk si waat ci émission bi. bërëb bi ñu nekk nag mooy kaso bu Thiès maanaam maison d'arrêt et de correction bu Thiès. détenu yi ñenn ñi dañ fi yàgg lool te li koy waral mooy koo ci wax mun la instruction boo xam ne dana def mandat de dépôt boo xam ne dana def 3 ans 4 ans loolu yàgg na. dañuy profité également di leen sensibiliser pour ñuy gën a mën a visiter seen mbokk yi ndax lu am solo c'est l'insertion sociale ndax képp koo xam ne ñu ngi koy visiter régulièrement boo ko seetloo mooy gën a équilibré que ku ñu dul visiter. man su ma sañoon li leen fii téye def leen mandat dépôt lu mot ay ñaari at ñetti at duñ la jugé duñ la bàyyi yaakaar naa ne nit ki boo ko jàppee rek ba dugal ko fii war nga mën a gaaw jugé ko mu xam ñaata at la fii tëdd. man sama détenu am na fi mu nekk nii 4 ans loolu métti na. bu njëkk ñoom dañ doon am problème bu kenn feebaree dañuy fëgg ay buntu loolu yëpp dañ na léegi da ngay bës contact garde yi ñëw. seen parents yi sonn nañu yéeg nañu wàcc ba sonn dañuy ñaan ministre de la justice ak ñi nga xam ne ñoo nekk tribunal muy procureur yi ñu def ci seen mën-mën ak seen kattan ñu jugé leen ñu ñibbi seen famille parce que yàgg na metti na. fii man mën naa fi ñëw keneen mën na fi ñëw parce que ku si nekk rek sa destin yorloo ko yàlla moo ko yor mën naa bay def dara wala nit ki mën na bay def dara natt bi dal ko. jërëjëf mbokk yi kon surtout reportage boobu di ngeen ko mën a seetaan ba mu yegg mardi bii di ñëw 23 avril comme ni ñu leen ko waxee woon ci tàmbali bi su ko defee kon mu mel ni Thierno Daaf mi ngi ci ligne bi xam naa ñu daal di koy jël rek Thierno Daaf ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax Pape di nuyu technicien di nuyu ñëpp ñu nekk ci plateau bi. waaw ñi ngi am mbégte bu baax a baax di la dalal ci émission balance yow yaa nekkee fële nga xamante ni moom mooy ca Mbour yéen a ngi waajal li nga xamante ni procès affaire Madinatu Salaam naka la ambiance bi demee foofu noonu ak préparatif yi foofee ca Mbour. waaw Pape xanaa di la nuyuwaat bu baax ambiance bi moom ni nga ko waxee pratiquement on va dire comme ci tubaab yi ni koy faral di waxee c'est une ambiance assez morose parce que man pour ne rien te cacher def naa benn tour tey vers Madinatu Salaam mais bi ma demee les gens sont plus préoccupés que ci célébration 17 avril bi
c'est-à-dire bi marqué rencontre entre Cheikh Béthio et Serigne Saliou que par le procès lui-même. nit ñi seen xel ci procès ci célébration boobu lañu gën a nekk parce que bi ma demee Madina Salaam maa ngi leen fekk ñuy bâche ñuy def lu nekk donc je me suis dit que effectivement bi ma laajtee tuuti am na ñoo xamante ne pratiquement yëguñu ko woon sax professionnels yi rek ñoo jàpp ne ambiance Thiantacourt yi normalement dinañ leen war a àtte mardi le 23 c'est pour te dire que ça passe c'est presque passé comme ça va passer comme enfin ça passe en ce moment kenn mënu ko sentir quoi kenn sentir bu ko kenn yëgu ko kenn dinagu ko en tout cas fii ci diwaanu Mbour ba ci Madinatu Salaam ci boppam nga xam ne tey ci suba rek laa fa bàyyeekoo Fandé. waaw kon village Madinatu Salaam boobu noonu également dinañu xaar nga defal ñu fa ab reportage boo xam ne daf ñuy wax taarixu dëkk boobu également loolu tamit mën nañ koo xaarandi. waaw ci kàttan yàlla d'ailleurs dinañu daje ak waa Madinatu Salaam dinañu daje ak askan wa fay yeewoo dina am ay xibaar yu am solo yu ñu fa taataane dëkk bi di Madinatu Salaam naka la sosoo rencontre ak yu bëri am na yoo xamante ne bëgguma ko wax fii parce que bëgguma wax ni loo xamante ne dinañ ko seetaani déjà mais je préfère ñu garder ko mais en tout cas pour seetaan balance le 23 di nga xam ne gëstu bu mat def nañ ko te Madinatu Salaam niñ ko téye ak niñ ko yaakaare ak niñ ko jàppe xëy na demeewul noonu Pape Ndiaye. waaw jërëjëf Thierno Daaf kon yow mardi boobee bii di ñëw également ñu ngi lay xaarandi fii ci plateau balance di nga fi ñëw faram fàcceel ñu dossier bi ca tàmbali ba fi nga xamante ni moom la yegg si nii. waaw ci kàttanu yàlla parce que man moom yàlla mayoon na ma ne li wala muy natt ci man Sénégal ba mu daj c'était le premier journaliste à donner l'information jour bi drame Madinatu Salaam bi amee donc ma toppoon tamit procédure bi départ ba mu yegg tey donc il est normal que su ngeen di def émission bu mel noonu ngeen di wax ba procès bi yegg ma war ko fekkee en tout cas joxe ci li ma xam ak ñi nga xamante ne jot naa daje ak ñoom peut-être sax dana am yoo xamante ne nag dëggantaan kenn mënu ko wax parce que ay secret lay doon mais en tout cas dinañu wax en tout cas lépp loo xamante ne absolument information la askan bi yelloo ko daañ ko teg seen kanam te nit ñi daal di découvrir ci kattanu yàlla lu bare Pape. waaw jërëjëf Thierno Daaf est-ce que am ngeen ay xibaar ci maanaam ñi nga xamante ñoom ñooy cantakun yi ñu waroon atte ndaxte ñi ngi leen waroon jëlee fële nga xam ne moom mooy prison bu Thiès daal di leen di indi ci prison bu Mbour ngir ñu gën a jege tribunal bi nga xam ne moom moo leen war a atte muy tribunal de grande instance bu Mbour ndax njëkk si nañu foofee wala amagu leen ci ay xibaar yi. non pour l'instant man ci information yi ma jot tey en tout cas ñëw bu ñu woon. mais par contre l'équipe lui-même Cheikh Béthio en tout cas il n'est pas en Mbour. man bi ma demee tey Madinatu Salaam nee nañ ma il se trouve en ce moment en Europe. waaw parce que moom mi ngi en liberté dañ ko mayoon liberté provisoire ci ay jamono. waaw moom dafa nekk en Europe donc moom même kii bii sax rencontre 17 avril bi il n'est pas sûr qu'il soit présent ñee ngi naan dina ñëw ñee ngi naan du ñëw. kenn xamagu ci dara loolu moom duñ ci dugg mais en tout cas Thiantacourt ni moom pour l'instant ci xibaar yi ñu ngi mujjee taataane surtout ay sources en tout cas ñoom ñëwaguñu mais certainement ils seront là ci jox sama ko normalement ci weekend bi nag incha allah. waaw jërëjëf Thierno Daaf kon xam naa dañuy joxante dig daje rek mardi bii di ñëw fii ci plateau Balance incha allah. amul benn problème jërëjëf. waaw jërëjëf bu baax a baax. ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Thierno Daaf nekkee foofu ca Mbour nga nuyul ñu waa Mbour nuyul ñu tamit suñu nattangoo taskatu xibaar yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ci gox boobu yëpp kon ni mu ko waxee mardi bii di ñëw dinañ ko dalal fii ci plateau bi nga xam ne ci la ñuy waxtaanee premier numéro balance bi muy affaire Madinatu Salaam mbokk yi maa ngi leen ko doon wax ci tàmbali bi li nga xamante ne moom mooy émission jotaayu tey bi dañ ñëw rek ngir maanaam wax leen ni balance dellu si na xamal leen également ci anam yi nga xamante ne nañ ko nar a defee kon duñ def lu dul ñëw ci deuxième partie bi dalal suñu invité muy maître Aïssatou Sow Badiane présidente chambre des notaires du Sénégal kon ñu taaxirlu tuuti rek ñu daal di dellusiwaat léegi ci plateau bi.
chambre des notaires du Sénégal nga xamante ni moom mooy njiit gi di maître Aïssatou Sow Badiane moom la ñu dalal tey mu doon ganu bés bi maître ñu ngi lay dalal ci plateau Balance. maa ngi lay gërëm Pape di la gërëm ci invitation bi voilà. ñi ngi am mbégte lool di la dalal ci suñu plateau Balance ñu waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum notaire yeeg yi ni mel. jërëjëf Pape vraiment ñoo ngi lay sant di la gërëm tey kontaan naa trop ci opportunité bi nga ma may pour ma ñëw fii tey waxtaan ci suñu métier waxtaan ci lu ñuy war a sumb ci fan yi yu néew rek. jërëjëf maître kon xam naa balaa ñuy sumb ci waxtaan bi ñu am benn liaison téléphonique boo xamante ni dañ koy defaat rek ndax ñu ngi may xamal ni Sayer Kébé mi ngi ci ligne bi Sayer Kébé mooy élève boobee nga xamante ni tegoon nañ ko loxo ci ay jamono di ko jiiñ lu jëm ci wàllum terrorisme mu génnoon kaso nag boobu ba léegi gisuñ ko fenn ñu sàkk woon nag ñu jot dalal ko fii ngi maanaam waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàll wi waaye ay ngant moo ko téye ba mënta yegg si su ko defee kon nag am nañ ko ci ligne bi ñu waxtaan ak moom mu doon sa première déclaration ginnaaw ba mu génnee prison ak léegi ñu wax ñu li nga xamante ni moom mooy nouvelle orientation bi nga xamante ni moom la nar a def ci viom ak baccalauréat bi nga xam ne waroon na koo def ci ay jamono ñu daal di koy lekk loxo ak tamit li nga xamante ni de manière très brève li nga xamante ni moom mooy séjour carcéral bi nga xam ni defoon na ko ci kaso bi mu dëgtal ñu ci wax ñu ci tuuti rek laata ñuy amaat yeneen occasion yoo xamante ni dinañ ko dalal fii ci émission Balance ngir maanaam waxtaane mbir mi Sayer Kébé ñu ngi lay nuyu. waaw ñi ngi am mbégte di la dalal ci émission Balance yaa ngi en direct sur Walf TV. waaw nag yéen a ngi jamono yi ñu wax ni yaa ngi fële nga xamante ni moom mooy ca Mbour ginnaaw ba nga génnee kaso ak léegi ñu lay jiiñoon wàllum terrorisme naka mën nañu xam ci anam yi nga xamante ni moom nga nekk ci jamono ji foofee ca Mbour. moment yi maa ngi fi famille. yaa ngi préparé li nga xamante ni moom mooy examen baccalauréat bi. waaw maa ngi préparé examen baccalauréat mois de octobre. session octobre. session octobre bi laa bëgg. waaw ndax mën nañu xam ñaata at nga jotoon def ci kaso bi laata ñu lay atte. bon kaso bi def naa fi 4 ans. ndax ñu ma placé ci mandat depuis mai 2015 avant ñu may atte. bañ la jotee jàpp yaa ngi ban kaso nga mujjëkoon na nekk ak ban nga mujjee woon nekk ndax diggante bi déggoon nañ fi ne am na benn transfèrement boo xamante ni tegoon nañ ko sa kaw également. bon ba ñu ma jàppee ñu ngi ma placé ci mandat jëbu ma prison bu Rebeuss. foofu def naa fa 13 mois avant ñu may yóbbu ma def 1 mois. léegi nag ñu waajal gab ma leen ma def 2 ans. ndax mën nañu xam sa guddi gu njëkk kaso naka nga ko dundee woon ndax yomboon na ci yow pour la première fois tu te retrouves en milieu carcéral naka nga ko dundee woon guddi bu njëkk boobee. bon man la première fois ñu Rebeuss moom c'était les premières semaines c'était trop dur parce que sama première fois ma ñëw prison mais alhamdulilah visite yi ma amoon soutien yi ak nit ñi ma fa fekkoon vraiment dalal nañ ma bon. ni ma xam ne lii destin la ñu accepté ko gérer ko avec philosophie c'est comme ça c'est noonu la gérer suñu kii quoi suñu début prison quoi. sa séjour carcéral également ndax mën nañu xam ci yan condition nga nekkee woon muy condition de détention yi nga xamante ne nekkee nga woon durant tout ce temps lan nga ñu ci mën a wax. bon condition de détention yi bon xam nga prison moom même si jëlee ci 5 hôtel 5 étoiles mu nga neex bon c'était pas facile. mais avec bien pandémie vraiment situation yi moom parvenir naa gérer ko ba ñu yàlla dimbale ma gérer ko. bi nga jotee notification ñu wax la ni instruction bi maanaam l'enquête yeeg lépp jeex na war nga taxaw ci kanamu juge bi ñu àtte la ban sentiment la moo la animé woon ci jamono yooyee. waaw bi nga xamante ni jox nañ la notification bi lay xamal kayit gi nga xam ne moo lay xamal ni enquête yi jeex na war nga taxaw ci kanamu juge bi ñu àtte la ban sentiment moo la animé woon ci jamono yooyee. bon jamono yooyu. ban yëg-yëg nga am sentiment injustice loolu laa gis parce que dama ñëw ñu jox ma notification chambre criminelle nga xam ne c'est injuste du yoon mais normalement chambre au plus des cas chambre tribunal correctionnel laa waroon jël programme délit même lañ ma waroon utiliser parce que man j'ai envoyé les faits ma ko bind bon j'ai fait une erreur de ma pardonné wu mu jeex
vraiment durée bi yëpp vraiment à mon avis waru woon am. waaw ba nga demee ci taxaw ci kanamu àttekat bi setaloon nañ la ñu daal di la ne liñ lay toppee maanaam wàllum terrorisme bi teggi nañu tuuma yi nga dellu ci kaso ba war a dajalewaat say bagage ngir ñibbi seen kër war a tàggu également sa mbokk détenu yi nga xamante ni ñoom nga fa bàyyi woon tàggatoo bee ak loolee naka la demee woon foofu noonu moment yooyu noonu ndax mën nga ñu revenir ci circonstances yi très rapidement. vraiment pour dire vrai neex na neexul neex na ci côté bi nga xam ne yaa ngi dem rejoindre sa famille. sa famille bu nekk pendant 4 ans ñu souffrir c'est ça am problème comme bi ñu ñëwee visite vraiment juree Mbour ñu juree Thiaroye su nekk ñooy di la seet ci souffrance boobu du boobu moo xam ne yàlla teggal na ko ak famille ak mouvement de soutien. alors Saër Kébé côté boobu Saër xam naa boo mënee déplacé wu tuuti rek ndaxte liaison bi dafa am ay jafe-jafe waaw ñu ngi lay dégg yeggaleen. mais ci côté ñu ma fa bàyyi ñoo xam ne yéen a ñu nekkandoo woon di partager vraiment su amee naqar bokk ko sa morom su amee tamit bànneex ñu bokk ko côté boobu vraiment ma ñëw tàggu leen am na ñoo xam ne tamit seen peine foofu dafa diis ma dem bàyyi leen noonu vraiment c'était triste c'était pas facile bon j'ai failli pleurer mais vraiment gars yi encouragé nañ ñoo xam ne lii dogal yàlla la parce que ku nekk jàpp bi jotee rek di nga fa jógee. bu àpp bi jotee rek di nga fa jógee Saër Kébé ñu bëggoon xam tamit également ndax tey jii nii réccu nga loolee nga xamante ni moom la nga defoon ba mu jural la lii yëpp ndax tey jii nii yaa ngi koy regretter ak tamit ban appel ngay lancé mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi def lu ñu tuddee comportement déviant ci li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yi. bon cette année ñu perdre ko que du na waroon jàng waroon la fekk nga sori kooku moom regret am na vraiment. mais alhamdulilah man def naa ne tiré naa benn leçon bu nga xam ne li nga kaso am na benn leçon bu fa nekk ku fa dugg mënoo ko xam leçon bu positif la loolu ko exploité ko mën na la yóbbu fu sori daal loolu laa jàpp ne c'est positif si sama séjour carcéral durant 4 ans yi ma nekk foofu yëpp. balaa ñu lay bàyyi Saër nga fàttali ñu rek li nga xamante ni moom mooy fee yi nga xamante ni moom la ñu tegoon sa kaw maanaam liñ la doon jiñ nga fàttali ñu ko ci lu gaaw. man ñu ngi ma doon toppee apologie du terrorisme et acte de terror yi. jërëjëf Saër Kébé xam naa du ñàkk dinañ la dalal ci plateau balance ci yeneen jotaay yoo xam ni dinañu gën a yaatal waxtaan bi boo xamante ni dinañ ko amal kon du ñu def lu dul di ko gërëm di ko jaajëfal bu baax a baax moom Saër Kébé nga nuyul ñu waa Mbour bu baax a baax. jërëjëf Saër Kébé mbokk yi kon mi ngi noonu dinañ ko dalalaat ci yeneen jotaay ngir maanaam gën a yaatal waxtaan bi kon duñ def lu dul jublu ci suñu ganu bés bi maître Aïssatou Sow Badiane présidente chambre des notaires xam naa liy jiitu ci waxtaan bi rek mooy ñu xamale askan wi lan mooy liggéeyub notaire lan mooy mission am ak yooyu noonu. jërëjëf Pape notaire ni ma ko mën a traduire ci olof moom mooy ndawu buur la buy xaatim digaale yi ndax ñaari nit buñ seqee dara par exemple yow nga am looy jaay man ma am lu may jënd dañuy dem ci keneen koo xam ne nii mooy nekk suñu seede moom mooy xaatim njaay mi ba nga xam ne dina wóor ba nga xam ne bu ëllëgee du am benn contestation notaire daal ni ma ko mën a wax daal mooy xaatim diggante yi daal donc te boo demee ci alxuraan d'ailleurs ci suraatu la vache moom lañ fay ooyee kaatimul bil abli li ci yàlla wax ci métier notaire defe naa ne waxu ko ci benn métier parce que seede ay diggante dafa ànd également ak àq parce que booy seede da ngay seede lu wóor loolu moo tax nguur gi bu lay tànn sax di la jox donc habilitation bi maanaam di la nommer pour nga nekk notaire dañ ciy def enquête de moralité pour wane ne yow li nga xam ne nii moom lañ lay sas di nga ko mën a def ci ni ko yoon bëggee ak ci sa aqulaay taala notaire moom ci wàllum suuf ak foncier rek lay yëngu mais bu weesoo loolu également am na yeneen mbir yoo xamante ni notaire dina ci yëngu. notaire li muy yëngu bëri na parce que am na domaine bu mel ni domaine u suuf c'est vrai que yoon daf ñu ko dénk moom mooy ñun ñoo am exclusivité bi ñun rek la yoon may pour ñu defar diggante ñaari jaay kuy jënd ak koo xam ne nii day leb war a jël këram pour tayle ko ci banque bi wala ki koy lebal loolu notaire moo ko war a def. création de société également yoon en tout cas fii ci Sénégal yoon ñun la ko jox léegi nag ci
à côté de domaine boobu noonu am na leneen lu nit bëgg a def rek ci àdduna liñ leen di digal moom mooy ngeen ñëw ci notaire parce que loolu mooy suñu liggéey ñun loolu la ñu jàng dañoo jàng ni nga xam ne nii noonu la ñuy bindee ay contrat di ko xaatim ba mu dëgër ba nga xam ne nii bu ëllëgee du indi benn contestation. kon jamono yi li ñuy dégg problème mu suuf Sénégal dafa bëri kon képp koo xamante ni daal bëgg nga am terrain boo xam ne amul litige du am jafe-jafe doo fa dëkk du wala tabax ñu ñëw di la ko laajaal li gën a wóor daal mooy nga jaar ci notaire pour bañ a am benn jafe-jafe. absolument li ñu leen di digal daal mooy ngeen ñëw ci notaire ba nga xam ne nii doo am benn jafe-jafe parce que li nit ñi di faral di def dama koy wax toujours wóorul bu fekkee ne man maa la jaay mënuma laa jox kayit ki la jaay nit mënta nekk juge et partie am na ay sociétés yu mag yu fi nekk je sais pas ndax mun naa leen a tudd ak yooyu ay SICAB ak yooyu ñoom dañuy jaay ay terrain mais buñ la jaayee dañ lay jox kayit bi lay wane ne la demal ci notaire bi defaral la sa kayit muté ko jël titre foncier bi dindi ko ci tur mi man mi la jaay def ko ci sama tur sàkkantumaak nag ak ay particules yooyu seq li ñu leen di digal daal moom mooy képp ku am looy jënd ñëwal ci notaire dina vérifier li nga xam ne nii moom ngay jënd est-ce que wóor na est-ce que amul hypothèque est-ce que amul dara bu ko vérifier ba mu xam ne wóor na mu door a jël kayit gi defar ko door a jël sa xaalis bi nga xam ne nii yow moom nga fay mu jox ko ki lay jaay jël kër gi muté ko ci sa tur comme ça jàmm na ñooy. comme ça jàmm na ñooy ndax lu jëm ci wàllum succession muy maanaam miraas ak ay mariage ak droit des affaires droit bancaire ndax notaire dina yëngu ci wàllu woowee. lépp loolu mooy domaine notaire nag. voilà affaire succession également wàll bu am importance ci suñu liggéey. affaire mariage li ngay wax bon Sénégal fii sax contrat de mariage ñu bëri duñ ko def parce que suñu loi imposé wuñu ko mais étranger yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fii nii ñoo fi ñëw français yi ak yooyu nga xam ne ci seen wàllu loi contrat de mariage daf cee obligatoire ñoom dañuy ñëw ñu di leen defal contrat de mariage lépp lu nit di def daal ci vie am c'est-à-dire ci juddu ci vie bi ba ca fin ba notaire daf ciy intervenir. notaire daf ciy intervenir ndax mën nañoo xam ngir mën nekk notaire naka la nit mën a def ba nekk notaire ak fan ngay jaar ba nekk ko doon ko. waaw alors pour de nekk notaire texte yi dañ koo changé. depuis 2009 la ñu génnee benn texte boo xam ne nii moom mooy déterminer naka la nit di nekkee notaire première chose il faut nga am maîtrise en droit. il faut nga am maîtrise en droit boo amee maîtrise en droit ba pare donc remplir également yeneen conditions yi moom mooy condition de nationalité parce que Sénégal état bi dafay jël ci wàllam jox notaire pour muy liggéey donc loolu sénégalais rek la ko mën a defal donc il faut nga nekk sénégalais boobu également benn condition bu am importance en dehors de condition de diplôme bi également il faut nga def concours dafa am benn concours bu ñu institué donc boo defee concours bi ba jàll ci concours bi da ngay def stage boo defee stage pendant 3 ans ci benn cabinet de notaire ba am certificat bi wane na yow pare nga sa stage dañoo def lu ñuy ooyee diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire loolu mooy wane ne yow li nga jàng ci cabinet bi maanaam ci wàllu métier notaire yow mokkal nga ko nga def nag diplôme boobu boo ko amee am na ñaari voies yu mun a nekk soit da ngay jël ba gis benn notaire boo xam ne nii mi ngi liggéey am na cabinet mu dugal la comme associé wala ñu defal la contrat de travail boo xam ne nii da lay permettre nga nekk notaire salarié léegi nag su fekkee ne nag da ngaa bëgg sa charge bopp léegi nag da ngay xaar bu ñu créer charge nga def concours beneen pour ñu jox la charge boobu. charge mooy cabinet rek. mooy cabinet charge daal mooy cabinet mooy office fi nga xam ne nii moom la ñuy liggéeyee ndegam kenn mënul pare rek ubbil sa bopp cabinet. du loolu boo defee donc li ma la wax yépp mooy am maîtrise def sa concours ba am diplôme d'aptitude bi mënoo jóg rek ne man léegi am naa diplôme bi damay dem ubbi cabinet non nguur gi moom mooy xool fan la besoin bi nekk. ci territoire bi parce que comme ni ñuy ubbee rek seet ne par exemple fii war nañ fee ubbi tribunal. c'est à peu près la même chose mooy xool ak activité économique bi est-ce que économie bi attan na ko est-ce que nekk na besoin ci gox boobu. mu ubbi fa cabinet daal di nag ku bugg cabinet boobu mu def concours comme ça ñëpp am égal accès donc aux emplois de l'État. waaw Sénégal li fi am ci nombre de cabinets yi notaires yi fi am ndax doy na pour maanaam population Sénégal yëpp ñu ngi wax 15 millions d'habitants ñii ne néew na ko ak yu ni mel ndax doy na pour maanaam sénégalais yëpp. waaw luñ mën a yokk la parce que fi mu nekk nii ñu ngi ci 51 notaires. métier nag métier yooyu moo mel noonu métier yi nga xam ne dañu nekk délégataire de la puissance publique moo tëddee noonu ñu mel ni huissier ñun sax ñoo leen ëpp. te pourtant gars yi duñ ko wax keroog laay dajeeg président ordre des huissiers moom ma koy wax ma ne ko man foogoon naa ne yéen ñu ëpp ñun rek ñoo am coow li. mu ne ma non parce que état moom mooy seet besoin yi fi ñu nekk. boo gisee métier ñun par exemple ñun notaires yi
tey jii amul benn région booy dem ci Sénégal te doo fa fekk notaire pourtant am na yenn région yoo xam ne boo fa demee doo fa fekk avocat mais notaire 14 régions yi Sénégal yëpp ku ci nekk am na notaire ñi ci gën a bëri nag fii lañ nekk Dakar lañ nekk parce que activité économique bi xëy na Dakar la gën a doxee mais notaires yi wër nañu Sénégal te ñi ngi ci ay réformes ñi ngi ci ay réflexion ak suñu autorité de tutelle defe naa ne bu yàggul rek dinañu ubbiwaat yeneen cabinet waaw maître yaa ngi wax léegi lu jëm ci wàllum coow sax parce que ñu bëri dañ ne métier bi benn métier fermé la gars yi dañ nanguwuñ ko yaatal xajal ci ñeneen ñi lan ngay tontu ñooñee nga xamante ne ñoom ñooy wax loolu fan yooyu sax maa ngi dégg mooy le collectif des 22 notaires là ak coow li nga xamante ne jógoon na fi yëpp waaw en fait li may wax rek moom mooy xam nga loo moomul mënoo koo ubbi ñun dañ ñoo jox mais ñun amuñu sañ-sañu ubbi wala tëj parce que état moom mooy xool li ma la ko waxee sànq rek activité économique bi dëkk bi ndax mi ngi avancé est-ce que am na ay zone yoo xam ne nii soxla na notaire mu ubbi ko fa mais ñun suñ ñu laajee suñu xalaat en tout cas li ñuy wax moom mooy ne effectivement xëj nañu ci mais nag xëj bi lu ci nekk da nga koy jàngat parce que nit doo toog rek parce que ñëpp bëgg nañu devenir notaire nga bàyyi ñëpp ñu devenir notaire activité bu nekk dafa soxla ñu koy réglementer def ay enquête économique ba xam ne lii soxla nañ ko ñu def ko mais encore une fois du ñun ñooy tëj du ñun ñooy tëjji parce que ñun dañ ñoo jox rek délégation waaw ñun ñu ngi liggéey yore suñu ak cabinet ku ñëwit ñu yaatal la waaw ndax nit mën na exercer métier notaire sans pour autant que nga am cabinet nga am charge comme ni ngeen koy waxee waaw man mii di wax ak yow man aw ma charge man damaa nekk ci association man damaa jàng ba pare nekk sama maître de stage mu pare ubbi cabinet am associé ma ci cëral ma ci ma dugg ci donc ñu nekkoon balaa ko fi yàlla di jëlee ñu nekkoon ñett léegi ñaar lañu te effectivement ñun également ñun ñi fa nekk am nañu projet dugalaat ñeneen donc notaire du yore chargé rek mooy tax nga nekk notaire am na ñeneen ñoo xam ne nii dañoo nekk notaire salarié loolu également beneen statut la donc on peut exercer la profession en tant que notaire titulaire de charge en tant que notaire associé mooy comme man et en tant que notaire salarié ok waaw mais maître nag sénégalais yu bëri ñu ngi joytu ne mbir mi dafa cher notaire li ñuy laaj dafa bëri bu dee wàllum doon ñooy ëppale sax ñi war a doon est-ce que loolu noonu la demee noonu waaw loolu nag Pape demeewul noonu xam nga li may wax rek ki nga xam ne nii yow amoo sax sañ-sañu lépp loo liggéey nga ne man lii lañ may fay defe naa ne mënuñu wax ne da ngaa cher parce que ñun ñooy métier boo xam ne nii lépp lu ñu war a fayeeku ci acte bu ñu def nguur gi moo ñu naan acte bii ngay def lii nga ci war a laaj te loolu ngay laajte mënoo koo négocier mënoo koo yokk mënoo koo wàññi xam nga loolu mënuñ na teer na te ñoom ñi nga xam ne ñooy état ñooy fixé barème bi xam nañu activité économique bi fi mu toll d'ailleurs ñun boobu ba léegi ñi ngi ñaan pour ñu xoolaatal ñu suñu barème à côté de ça ñi ngi def également ñun yeneen effort parce que lépp loo xam ne nii ci social la ñun dañ ciy yëngu boo gisee ay projet yu état bi sumb lu mel ni pôle urbain yi li nga xam ne nii moom la ñu bind ci tarif bi ne loolu la ñu war a fayeeku ñun dañoo dem ba ne leen lii ñu bind ci tarif bi ndëgam acte yi dina yokk ndëgam pôle urbain bi day indi liggéey bu bëri wàññi leen ko xam nga ne kooku mënuloo cher mbirum succession pareil mbirum succession defe naa ne ci la notaire di fayeeku li gën a yées te moom mooy liggéey bi nga xam ne nii moom moo lay jëlal temps bu bëree bëri parce que affaire ndono dafa succession mooy wàllum ndono waaw ndono dafa gars yi ne li ngeen di jël dafa bëri de parfois yéen a ëppale sax ki war a doon déedéet loolu moom mënul nekk parce que li nga xam ne nii mooy acte bi ma lay mën a wax ñu koy ooyee acte de notoriété après décès loolu mooy permettre li nga xam ne nii ki nga xam ne nii génn na àdduna bàyyi na ko ñu war koo jël def ko ci turu ñi mu doon acte boobu par exemple notaire bi 20 000 francs rek la ci xam état bi nag lim ñu sas ci suñu liggéey moom mooy lépp loo xam ne nii moom moo ko moom muy taxe impôt droit d'enregistrement ak droit de timbre droit de mutation daf ne yow notaire mi mu fi taaj récupérer ko pour man boo ko récupérer nga boole ci li nga xam ne nii yow moom lañ lay fay ak TVA bi nga dajale yépp jël man sama wàll jox ma ko yow nga garder sa wàll bi nga xam ne nii moom moo lay permettre parce que quand même il faut pas oublier que entreprise dañu yore dañoo am ay salariés di fay courant di fay loyer pour ñenn ñi di fay ndox di fay ay charge yu bëri donc exploitation privée la ñu am boo xam ne nii dañ koy def war a liggéey pour fayee ko pour def ko mais li ci ëpp ci li ñuy laaj nit ñi mun naa wax ne ci poosu ci état lay dem. ci poste état lay dem am am na sax ñuy laaj naan ndax métier notaire ndax profession libérale la comme avocat yi nga xam ne état bi du leen fay ñoom ñooy ñi ñuy liggéey rek la lay fayee lan. alors profession libérale la mun nañu wax profession libérale la en fait c'est assez hybride parce que état daf lay jox benn wàll ci puissance am moom mooy ce qu'on appelle le service public de l'authenticité daf la koo jox pour yow nga koy liggéey dans le cadre d'une
activité privée donc exploitation privée ngay def mais tu exploites benn concession de l'État du Sénégal. waaw jërëjëf maître bëggoon nañu xam tam ndax pareen saa yi di ngeen amal ay jotaay yoo xamante ne nit ñi dañ fay ñëw justiciable sénégalais yi dañ fay ñëw ngir ngeen leen di xamal seen métier bi naka la tëddee ak sax étudiants yi nga xamante ne étudiant en droit lañ bëgg nekk notaire fan la ñuy jaar xamal leen daal ak yoon yu bëri comme li nga wax léegi ci wàllum suuf ak yu ni mel ndax pareen saa yi dina am ay jotaay yoo xamante ne ci ngeen leen di xamal wala yooyu. Absolument Pape jotaay yu mel noonu dañ koy amal d'ailleurs semaine bii nii ñu nekk nii les 18 et 19 avril dañoo amal lu ñuy ooyee les journées du notariat journée du notariat nag mu nekk ñaari pàcc première journée bi lu ñuy ooyee journée institutionnelle la parce que dañoo bëgg a waxtaan d'abord ak suñu partenaires yi ñuy liggéeyal moom mooy ñëpp ñoo xam ne nii dañuy soxla service notaire waxtaan ak état waxtaan ak suñu autorité de tutelle moom mooy la matinée du 18 moom la ñuy def ci place de l'indépendance waxtaan ak ñoom ci tollu profession bi expliquer leen jafe-jafe yi ñu am expliquer leen déglu leen également ñoom ñu wax ñu attentes yi ñu am ci ñun bu ñu paree ci matinée bi mooy matinée jeudi bi donc après-midi jeudi bi ak vendredi bi ba 19h dañoo ubbil suñuy buntu nag population yi pour ku am lu mu soxla ci notaire ku am looy laajte nga ñëw gratuitement notaire yi dinañ fa nekk collaborateurs yi notaire yi dinañ fa nekk ñun ñëpp dinañ fa nekk pour expliquer leen lépp lu ci suñu liggéey voilà lépp lu jëm ci suñu liggéey ñoom tamit suñu amee seeni laaj yu ñu war a laaj ak laaj bu ne nu ñuy def ba devenir notaire damaa am ndono naka laa koy régler loolu yëpp daal ña nga fa ubbil nañ leen seen bunt suñu bunt ubbil nañ leen sax déjà suñuy bunt suñuy cabinet parce que tey cabinet notaire tey boo fëgg soxla information mun ngaa dem laajte ñu xelal la gindi la ba mu leer mais au-delà de ça dañoo bëggoon dajeeg yéen ñëw fekk ci leen lii nag lu ñu yàgg di def la liñ ci yokk ren rek mooy matinée institutionnelle bi mais portes ouvertes daan nañ ko am édition bu mujj sax maa ngi koy fàttaliku ñu ngi ko defee woon Pikine ci banlieue bi dem fekki nit ñi xam naa édition bi di ñëw incha allah dinañu génn ci yeneen région pour rek gën a jege population yi pour rek gën a jege population bi yaakaar naa ni mbokk yi ñoo ko déggandoo kon daal notaire yi tijji nañ seen bunt ngir maanaam sénégalais yi nga xamante ni bëgg nañ ñu xamal leen naka la ñuy jaar ñu ñëw xam naa nga fàttali leen bés bi mu nar a am ak fi muy amee rek waaw bés bi mi ngi nar a am donc les 18 et 19 avril moom mooy alxames ak àjjuma bi di ñëw fële ci place de l'indépendance Dakar foofu lay amee donc ñi ngi leen di xaar donc du matin au soir ña nga fa toog di leen xaar di xaar seen i laaj di xaar seen i mbébét ci profession bi. waaw jërëjëf maître yaakaar naa ne loolee dina am solo maa ngi seen ci public bi sax maa ngi seen Ndeye Mbarème Sow Diallo mu may xool xam naa ñàkkul ne daf am na question yoo xamante ni bëggoon na ko laaj loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu cërale woon ci ay waxtu mbokk yi kon xam naa du ñu def lu dul bàyyi suñu gan gi mu tàggatoo maître. waaw maa ngi lay gërëm Pape ci invitation bi di delluwaat di leen maslawu di leen jaale Sidi Lamine ñu ngi leen koy jaale yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana di nuyu nag sénégalais yëpp di leen wax ne daal ñun suñu bunt ubbil nañ leen ko ku soxla conseil notaire na nga ñëw di gërëm également sama confrères yi ak sama consoeurs yi nga xam ne ni ñoom ñoo ma wóolu ba teg ma ci tetu chambre des notaires di ñaan yàlla bu seen yaakaar tas yàlla bu seen yaakaar tas maître ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu indi woon tey rek ci numéro 0 bi duñ def lu dul jox leen rendez-vous mardi bii di ñëw ci dossier bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane waaye tamit di leen jox rendez-vous ci rubrique yu bees yi nga xamante ne rubrique actualité judiciaire di ngeen ci ànd ak Ndeye Marième Sow Diallo rubrique univers des enfants également di ngeen ci ànd ak Agnès Sarr waaye tamit rubrique ànd ak enquête di ngeen ci ànd ak Sista Thiaba am na yeneen rubrique yoo xamante ne ay rubrique hebdomadaire la yoo xamante ni dina ñëw waaye buñ ca tolloo rek dinañ leen ko indil lépp rek mu nekk ci innovation yi nga xamante ni moom lañ leen dëgtal mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu cëraloon ci ay waxtu di leen jox daje semaine bii di ñëw mardi 23 avril ci dossier Madinatoul Salam jaa ngeen jëf